Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk. dikkati naa wolof njaay dafa ne dina matteem du matte bul ko jox sa loxo waaye it fagaru dafa gën faju tribune yéene kaay ne ma omicron dikk na ci réew mi laas ne ko takkaat leen masque yi dandante te di jëfandikoo gel yi ndax omicron dikkat na ci réewum Sénégal mi ngi fi réew mi quotidien ne ñetti cas yu positif yu omicron la ñu am fii ci réewum Sénégal tribune yéene kaay ne ko ñaari cas yi moom ñi ngi ci Ndakaaru jël Jóob Sangomar benn waay la bu am ñaar fukki at ak juróom ñëw ci réew mi dal Scat Urbam ka ca des ab soxna la ñaar fukki at ak juróom ñett la am mi ngi nekkoon ci hôtel fii ci Ndakaaru yéen kaay bi dee média bi samp laaj ndax tiit ci omicron mi war na en tout cas source a mi ngi may xamal ne Institut Pasteur ak IRSF ñoom dañoo def seeni communiqué xamal askan wi ne leen omicron gis nañ ko ci suñuy saytu gannaaw loolu communication bi nag dafa mel ni neexul waa nguur gi moom kay daanaka tànd nañ leen par 4 yëfi gone ministère de la santé métit lu li gaa yi gaawantu di communiqué ndax wujje waroon nag bàyyee direction de la santé ñu wax ak askan wi yéen kaay bi ne ma wax ji dootul foofu wax ji mooy gaa yi jëlee omicron seenum réew andi ko fii bokk ci atelier ak i ndaje yoo xam ne dafa fees dell ki nit am na ci ndaje boo xam ne président Macky Sall ma nga ca woon maar day taali Sud Quotidien ne ma juge Demba Kandji wax na maar day taali juge Demba Kandji ne waaye du doon ci àtte Khalifa Babacar Sall wala beneen ndax ba ma nekkee juge man Demba Kandji nekkuma fi woon ngir bëgg neex kenn dama fi nekkoon ngir wax yoon juge Demba Kandji ne man la bés buñ demee ba askan wi tàmbalee nag weddi seen administration coow day daal di dugg le quotidien ne coow laa ngi ci man dikkal ma xamal la ne Aliou Sall day moom it wax na waaye la ngeen bëgg leeral ci suñu 400 000 waxu ko ba ngay wax ca mairie ba ca Géejawaay l'info yéene kaay ne Déthié Fall daal dinay wax de joxoñ baaraam ak tuuma nag Amadou Talla ci ñàkku téye gi ñàkk téye njàng meeg njàngale mi ci réew mi abri provisoire yi bëri na accord yenu xaatimoon ak syndicat yi respecté wuñ ko système éducatif bi mi ngi nërmeelu ci réew mi Déthié Fall ko xamle syndicat jàngalekat yi déggootuñu ak nguur gi te boo maytul dina andi grève yu dul jeex Déthié Fall ni réewum Sénégal ngay gis jàngalekat boo xam ne juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti at dina ko toog te du avancé ngeen teg ci nag daal di recruter yees juróomi junni ci ay jàngalekat te ñoo ñee tàmbaleegunu waaye ña ngay ñaxtu sonn lool moo tax nag Déthié Fall ne ko yow Mamadou Talla waxal président Macky Sall mu méngale ak jamono njàng meeg njàngale mi te bàyyi nag sunu njàng mii muy jël lu mu ca def politique ko tribune yéene kaay ne ma Adama Faye goro président Macky Sall it wax na ci nag bataaxal biñ ko yónnee benn fan ci weeru décembre xamal ko ni dindi nañu ay couleur coalition bi di defar sa gox Adama Faye ne leen yéen a ko tey ndax bés ban leen xamalee ne leen dañuy sos coalition bi ca ngeen tàmbalee rëg-rëgi ci saa si da ngeen wax nag ñu bloqué suñu liste bi président Macky Sall daal di ànd ak Pape Samba Diop waaye tam Mahmoud Saleh nam leen tuddee ñaaw na duma ko wax Adama Faye ne ñu tàmbali nag wër suñu ñetti téeméeri mandataire ci réew mi di sàkku ci ñoom ñu trahir suñu liste bi di defar sa gox ku ko ci def koppar gu takkoong la doon xaar Adama Faye ne dem nañ sax ba ñuy xupp ci liste dong kan la Bassirou Samba Niass di xupp dëgg-dëgg tribune yéene kaay samp nag laaj yéene kaay bi daal di may xamal ne directeur général bu impôt dañ koo defar ab article boo xam ni mar day taali agent yu bari ñoo daal di génn weddi boobule article xam ne nag am na lu nekk ci gannaaw laaj ba samp kay mooy waxtu woo xam ne ñu ngi fi bëgg andi waat premier ministre war a soppiwaat gouvernement lan moo war a tax nag ñuy commandité ngir yàq Bassirou Samba Niass moo tax it yéene kaay bi ne ma personnel ba nga koy jàppale de ci kombaam yii gaa yaa nga ca l'enquête yéene kaay ne réewum Sénégal daal dafa mel ni liggéey bu leer la ñuy bañ wala it ñenn ñi saytu gi ñuy def ci biir entreprise yi am na ñoo xam ne bëgguñu ko benn inspecteur buy saytu xam le ci l'enquête quotidienne bu dee ministre ba nu gàlloo bëggul nu saytu ñun moom dañuy futti ba nu set feem bu ñu defee suñu liggéey dootuñu ko amati 24 heures yéene kaay ne Ndakaaru jël Jóob neex na kan mooy gagné diggante Barthélémy Diaz ak Abdoulaye Diouf Sarr l'indépendant ne meeting d'investiture daal am na bu Abdoulaye Diouf Sarr Amadou Ba daal di fay dal ci kaw opposition bi xamal leen ni élection yi du président Macky Sall te ñun bés ba 20/20 la ñuy am na leer fukki commune ak juróom-ñeent yi la ñu soxla 24 heures ne loo ci mënti déggit nasaraan si daal ñooy doxal suñum réew Ahmed Khalifa Niass dëggal na ko ci yéene kaay bi xamal ni ñetti at laata 2012 France xamaloon na Abdoulaye Wade ne ko da ngay ñàkk nguur gi Dakar Times ne lu ñu ñàkk-ñàkk forum civil ñi ngi xeex ngir ñu am dundu gu ñoŋ moo tax it meilleure note de l'année 2021 lañ leen daal di jagleel yéene kaay bi daal di dama forum civil dañoo def seen kéemtalaay kattan ba gox yu bëri ci biir réew mi amuñu woon ndox am ko waxtu woo xam ne gaa yaa ngay politique ba taluñu ñu askan wa di deew ak mar ci biir réew mi forum civil loolu la liggéey tribune yéene kaay ne ma Gambia moom Barrow daal dina fay jël ndam li l'enquête quotidien ne ko waaye ñett ci ay candidat lànk nañ ne résultat yooyu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg yéene kaay bi ne
ma waxtu woowu Macky Sall moom ma ngay setal réew mi opération setal la président Macky Sall wootee libération yéene kaay ne ma lu réew mi set bu leen fàtte ni Tahirou Sarr jébbal nañ ko juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent mètre carré ci loo xam ni scandale kese lañ ko teg administration ba ci mode fast track la ñu jébbalee Tahirou Sarr loo xam ne ña doon noon suuf sa ca ndem si yàlla Baye Mbaye Ndiara Gueye amuñu ko jamono jooju ñu jébbal Tahirou Sarr suufu jàmbur ca Mamel association yi nga xam ni dañ doon manifester ngir suuf soosee ñu jébbal ko seeni borom waxatuñ libération ne ma ña doon suuf sa ci Baye Mbaye Ndiara Gueye dañu leen dàq gu metti jébbal ko nag Tahirou Sarr mi nga xam ni mi ngi exploité 6639 mètres carrés ci loo xam ni yéen kaay bi ne ma ab scandale la bu leen fàtte mukk ni coronavirus mi ngi xëy na mun naa bañ a bokk ak foofu na même interprétation ci kaw li ñu def teguñu ko fenn mais fi may wax ñoom li ñuy def teguñu ko fenn mooy après grève bi qu'est-ce qui se passe dañu amoon fukki tomb ak nangam yoo xam ne dañ ko tënkoon ci benn plateforme revendicative jàmbat ko toog ak gouvernement bi mais la moindre des choses bi ñu génnee ci rencontre boobu waroon nañu wax sénégalais yi point yi nga xam moom la ñu boon ci nguur gi juboo nañu ci bii juboowuñu ci bii juboo nañu ci bii juboowuñu ci bii loolu mooy respect seen diggante ak population bu Sénégal qu'est-ce qui se passe en réalité nan la ñu juboowee mbaa du li may fokk je ne sais pas ci kanam tuuti daañu wax mbaa du dugg rek génn def seen réunion bu yàgg boo xamante ni bi nangu nañu ci benn parti sacrifier seen yeneen nattangoo dafay xew a doy waar man nee naa gars yi seen ndaje bi mbaa xaalis jibu ci dama laaj dong de mbaa xaalis jibu ci nangu nañu ñu am xeetu transport bu ñu éliminer Sénégal loolu boole nañu ko nee nañu ci li ñuy jàmbat mais c'est paradoxal ñi yor oto war gaynde yi du ñu ay Gambien du ñu ay Mauritanien du ñu ay maçon du ñu ay menuisier du ñu ay journaliste xam nga ay la lañu ay chauffeur oto yu am permis de conduire garage yi fees na amuñu solution seen benn frère bu nekk à l'étranger wala seen i yaay dajale seen i pàkk yi ñu am seen i tool ñu am jaay ko jënd ci benn oto muy daw Dakar Touba Dakar Tambacounda Dakar Rosso Dakar Saint-Louis Dakar Mbour ñu leen di ñu tudde leen war gaynde mais oto yooyu ñuy tuumaal tey ba bëgg leen a tam ci milieu transport ñu ëpp fuuf li ñuy transporter cette place foofu nag amul benn cette place boo xam ne bi muy ñëw Sénégal dund na 20 ans soog a ñëw Sénégal te yow juddoogoo cette place bu ci mbëkk xaj buy daw day tas et ñu valider cette place yooyu ñuy daw ci garage yi nangul leen ni ñoom ay dañuy def transport bu régulier mais ñiy def war gaynde doonte woon ni oto bu bees pull la boo xamante ni bii 0 kilomètre la dañu koy considérer comme oto boo xam ne day def transport boo xam ne fraude la loolu moo jaaduwul li jaadu mooy te xel mën koo nangu foofu nag mooy nañu fexe ci li ñuy sàkku ci nguur gi ñu réglementer transport boobu nga xam ne ay oto yu baax yu luxe ñoo fa nekk. ay sénégalais di ko dawal. mais mënoo nekk ci benn milieu di ci dund di ci siis baneen tey Jakarta yi ñuy wax ni bu ñu taxawee pour ñu supprimer ko Sénégal ci kanamu ministre yi ñu koy wax ministre yooyu dañuy jënd ay Jakarta di ko jox seeni ay militants seeni ay jarbaat yu amul métier. foofu nag démb dama gis koo xam ne ingénieur la ci wàllu développement. ci wàllu développement chaîne de valeur. bu génn Gaston Berger ingénieur mu yor ay baaful bul tuf di ko jaay. di ko jaay mais dañoo bëri. Sénégal ñaata la soxla ci ñu mel noonu tey ñu wax ci ndaw yooyu am ay diplôme di taxawàllu ndaw yooyu am ay permis de conduire bi ci des mooy nee nañu bala ngay am transport permis transport en commun. nga am 30 ans mais booy dundul nit ki boo ci génnee 30 ans. lan moo ci des. c'est-à-dire que chauffeurs yi ci seen négociation yi daf ci am lu leerul. bu fekkee leerul nag ëllëg bu ñu fi grévétee grève bu mel nii jàpp Sénégal gépp otage daañu ko lijjanti ak ñoom ba mu saf sap. nañ ñu wax point yi ñu juboo. ñoom li ñuy wax policiers yi. mais bu fi policiers yi newoon woon chaque jour ñu gën a rey ay nit. mani nañ ñu wax point yi ñu juboo. ñu gën a rey ay nit. point yi ñu juboo ci seen négociation yi nañ ñu ko wax parce que bi ñuy dem grève dañu benn loolu point yi nga xam moom la ñuy kaas. léegi lan la ñu juboo lan la ñu juboowul ñun journaliste dañu bëgg a xam. mais est-ce que pare nañu ci seen concertation boobu est-ce que amuñu. la moo tax ñu lever mot d'ordre de grève bi la moo tax ñu lever mot d'ordre de grève bi. pare nañu ci juboo nañu ba génn waxtaan nañu def nañu concertation mais la moindre des choses bi ñu génn ñu wax sénégalais yi nii bi ñu gisee ak ministres yi
bi ñu noppee gisee suñu biir lii mooy point yi nekkoon ci plateforme revendicative bi juboo nañu ci lii des na ci lii daañu continuer waxtaan bi mais da ngeen xëy fajar donc samedi gis oto yi daw da ngeen xëy donc gis oto yi daw waxuñu ba léegi lu ñu juboo nañu respecté sénégalais yi bu ñu leen xeexalee ñëpp bokk ci xeex bi particulier yi ñëpp bokk ci xeex bi parce que particulier ni ñu ci bokkee wooy grève bi man bokkoon naa ci yow bokk nga ci parce que bokkoon na ci ñu wàññi ni ñu xëy benn suba doublé ni ñuy defee mutation wu oto jëlee ko 20 000 yóbbu ko 40 000 bokkoon na ci li ñuy wax ñu jël suñu société yooyu jox ko ay étranger waxoon nañu itam lan moo tax boo déposé oto def mutation bala ngay jot carte grise bi dafay yàgg yooyu bokkoon na ci mais loolu yow ci nga bokk man ci laa bokk kat képp ko am oto ci la bokk bu ñu àndandoo ak ñoom ci xeex bi nañu ñu wax lan la ñu juboo lu ko mooy mani seen rencontre bi deal la grève bi deal la te dinañu continuer di leen dénoncer deal la ñëpp transporteur yëpp demuñu woon ca ndaje ma de concertation yi aussi du transporteur yëpp a daje woon gis nga ne xamul looy bañ grève boo xamante ni bii grève ndumbelaan la génn sa biir fees nga ni keneen du biiram du fi feese parce que bu ñu demee ba am ay accords yoo xam ni dañuy sacrifier benn secteur ci wàllu transport mais c'est catastrophique te ñoom bokk na ci li ñuy valider ñu jëlee fi war gaynde du fi jóge tey du fi jóge ëllëg war gaynde moom moo ëpp moo gën a baax fopp seen woto yooyu mais Jakarta sax mënu fi jóge boo fi jëlee Jakarta yi ñoom di wax Jakarta yi nañ leen fi pont bascule yi bokk na ci booy dugg Dakar lan la ñu juboo waxuñu ko sénégalais bi leen dong le Mansour fee wax muy corridor bi te fukki poñ la woon ak ñeent mais pont bascule yi waxuñu dañu bëgg ñu supprimer wax gaynde yi supprimer Jakarta yi ak yeneen waxuñu ci plaque yi xew Sénégal léegi waxuñu ci carte grise yi waxuñu ci visite technique yi mais kon lan lañ juboo ñoom ba ñu jàppati ñu seen visite technique ñoo koy lijjanti pour seen oto yi di daw ba ñu jàppati ñu otage ñoom ba ñu jàppati ñu otage dinañu wax ba xam parce que li ñu teg li teguñu ko fenn soyons pas divertis alors ñu poursuivre ba tey nañ def revue des loolu du divertissement de dañoo jàpp Sénégal otage nga diverti ñooñu jàpp otage Sénégal ñaari fan kenn demul kenn dikkul kenn liggéeyiwul lekkuñu naanuñu ma ne 24 heures nee na en route vers les élections locales du janvier 2022 qui va gagner le cœur des Dakarois entre Abdoulaye Diouf Sarr mu ni ministre de la santé et de l'action sociale ak Barthélémy Dias Mamadou Fofana kii Dias gis nañ ñi def na investiture oui Abdoulaye Diouf Sarr en tout cas Dakar dafa am particularité uteeg gox yu bare Dakar tey mënoo ko tëkkaleeg Géejawaay Dakar mënoo ko tëkkaleeg Mbadakhoune Dakar mënoo ko tëkkaleeg yeneen goxaat Dakar particularité bi moo di ne Dakar maa ngi ko doon fàttali à chaque fois mu di ne bu ñu koy fàttali capitale AOF la Dakar bu ñu koy fàttali mun nañu wax ne moom mooy capitalu intelligentsia africain parce que dañuy jàpp ne ñi nga xam ne ay boroom xam-xam yu mag ñi nga xam te ne nii ay kàngam nañ ñoom ñoo fi dëkk Dakar bu ñu koy fàttali dañuy jàpp ne particularité am moo di ne nekkul ne ku nekk moo mën a jóg rek ne dama bëgg Dakar la preuve ñi fi jaar jot a nekk maire Dakar ñëpp buñ ko xoolee ba xoolaat ku ci mel ni Pape Diop ku ci mel ni Khalifa Sall ku ci mel ni Mamadou Diop ainsi de suite donc Dakar am ay particularité Dakar tey ki koy war a jiite mooy ki nga xamante ne nii tey pare na pour répondre aux aspirations des Dakarois parce que Dakar aussi quoi qu'on dise c'est vrai bëri na xaalis koppar trop presque 50 milliards de budget boo nekkee maire Dakar presque ab vice-président nga parce que sa kaddu day am fu muy yegg ak fi nga xam ne fa ngay taxaw boo nekkee maire Dakar da ngay bokk ci kuréel yu bëri yi nga xamante ne nii tey dañuy bokk di xalaat ak di décider ci àdduna donc pour wax na ne Dakar ki nga xam ne moom moo ko mën a jiite mooy ki nga xamante ne nii tey jii nii nekk na koo xam ne peut-être surtout ci li may wax moo di personnalité boo xamante ne nii kat ci lu jëm ci wàllum taxawaay pour li nga xam ne moo jëm ci saafara jafe-jafe askan wi dina ci mën a ne taxawaay surtout ci li nga xamante ne nii mooy soppi ni nekkinu Dakar waay parce que Dakar tamit li ma la ko waxee sànq bëri na ay difficultés alors boo jëlee Abdoulaye Diouf Sarr personnalité politique la dëkk Yoff nekk fa maire di ko jiite bokk ci li nga xam ne moom mooy mouvance présidentielle
donc Dakar ak solo gi nga xam ne am na ko c'est sûr que la coalition Benno Bokk Yaakaar lépp lu ñu mënti def pour gagner Dakar dinañ ko def. Pourquoi? Parce que Dakar dafa déterminant par rapport ak les joutes électorales à venir parce que boo gagner Dakar pratiquement bokk na ci li lay mën a may nga mën a espérer pour mën a gagner li nga xam ne élection yi ngay dëgmal. Abdoulaye Diouf Sarr dina mën a gagner Dakar comme ni ko promettre. Oui bon xam nga ñoom discours xam nga politiciens yi nag dama lay wax leen politiciens yi ñoom mënoo leen xam tant que ŋàbb ñu yëf yi gis nga lañ lay wax au départ wala ci bëgg jël li nga xam te ne nii moom mooy kii commune bi wala mairie bi wala ville bi ci boppam nekkut la nga xam te ne nii moom mooy seen vraie personnalité nit ki yaa ngi koy xam ci kaw mu am tey jii nii la nga xam ne moom la doon ut ci ngay dégg ko découvrir ne kii la ma la doon wax dëgg la am du dëgg bu ma ñëwee ci cas Barthélémy Diaz maire la am expérience politique bokk ci ñi nga xam te ne tey ràññee nañ leen ci lu jëm ci wàllum politique di koo xam te ne kii yàgg na di xeex pour nekkinu askan wi yàgg di xeex pour démocratie alors ñaari personnalité yooyu noonu kan moo ci nekk nga xam ne moom moo war a jiite Dakar je pense que ce sera au Dakarois de juger le jour J mu di le 23 janvier mais lu ci mënti doon je crois képp kum ci mënti doon na nga nekk au service des Dakarois loolu moo ci gën a am solo. Très bien bu weesoo loolu le quotidien daal dinay def entretien avec le maire de Guédiawaye mu di Aliou Sall qui a tout simplement décidé de briser le silence moom nee na ñu bëri fi mu nekk nii dañoo teg seen i gët ca Guédiawaye Mansour lan moo war a mën a am Guédiawaye fi mu nekk moom xanaa. est-ce que politiciens yi nekkuñ dañuy divertir ñoom itam. baax na xaaral ma xaar titre bi. waaw nañ dem si ba tey ci local yi avec Direct News mu nga xamante ni gonflé na à bloc par les chefs religieux de Louga Moustapha Diop on en parlait tout à l'heure moom mi ngi marqué son territoire. non lii moom journal bi moom tey gàcce mënut weesu lii nii ñu titre parce que Moustapha Diop xawma lan de son territoire local fan lañ ko teg Moustapha Diop moom nañ dénk li nga xam ne mënoon na nekk locomotive développement wu Sénégal muy industrie. Yacine industrie dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci dëkk yu développé yépp boo xoolee bokk na ci li leen gën a may doole moo di industrie mais industrie moo gën a dellu gannaaw Sénégal parce que pourquoi parce que ministre bi nga xam ne dénk nañ ko préoccupation dafa mel ni ci leneen la mën a la nekk wala it lañ ko dénk da ko mënul moo tax lii du jëm ci wàllum industrie mënul dox ñi ngi wax ne way xëy ndaw ñi mais industrie bii moo waroon régler li nga xam ne moom mooy xëy ndaw ñi mais defuñu ko parce que fulaaluñu industrie Mansour mi ngi koy wax Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne dañuy jël ay fruits di ci produire di gas di suul jël nga carotte suul boo amoon industrie tey mënuñu ko woon transformer waa liggéey Moustapha Diop kon lan la boo jëlee li nga xam ne moom mooy batanse nga jël ko gas suul nga jël suppame gas suul nga jël leneen gas suul pourquoi parce que surproduction moo am xam nga tële mënut weesu tey nga ñëw ne way da ngay jël li nga xam ne ay meññeef la di ko jël di ko gas di ko suul alors que mën nañoo nañ ko transformer nit ñi di ko jël di ko utiliser à d'autres fins industrie bokk na ci li nga xam te ni ñi ngi wax wàllum textile tissu yeeg yooyu am na yu fi entreprise yu fi nekkoon yëpp tëj nañ Sodefitex si doxatul Sodiba tëj na yeneen ak yeneen tëj na loolu yëpp kan moo ko war a doxal industrie mais bu loolu day wane ne gis nga président Macky Sall il faut mu jéem a respecter sénégalais parce que aussi yenn ministères yi boo fay teg ni da nga fay teg koo xam ne capable na mais Moustapha Diop mi du yóbbu industrie kanam du ko yóbbu fenn lu dul ne échec yi ñu ci dund moom nañuy kon ne di ci dund. aywa ba tey rek ci quotidien yi ak critique moom mi tey dellu si wàllum cadre de vie propreté avec Abdoulaye Seydou Sow mi nga xamante ni mooy ministre du cadre de vie et de l'urbanisme di prendre les pleins pouvoirs à savoir cleaning day bi nga xamante ni président Macky Sall defoon na ko fi cleaning day boo xamante ni dafa judd rek daa mel dafa judd rek daal di delluwaat le même jour fi mu ne Abdoulaye Seydou Sow moom la ñu am yaakaar ni amaana suñu Dakar dana doon ville propre. Mansour. on peut dire Mansour. j'attends mon journal Yacine. waaw ba doo wax. non damay bañ ñu divertir rek. oui. waaw du waxal ko. oui. je pense que j'ai mon commentaire ci li nga xam ne moom mooy cleaning day bi cleaning day la tey bésub setal la ko président tuddee mais xam nga
c'est bien ñu am ay initiative mais initiative yoo xam ne du la jëmale fenn cleaning day tàmbali nañ ko fi woy nañuy raxas suñu buntu kër nañuy fobeere nañuy kii mais bu demee ba ci biir bàyyi nañ ko pourquoi mbirum politique moo leen gën a intéressé gis nga tey jii nii tu prends l'exemple d'un pays bu mel ni Burundi mais Burundi chaque vendredi askan wi ñëpp dañuy dajaloo di setal seen buntu kër yeeg yooyu nga dem fi nga xam ne moom mooy Kigali gi nga xam ne chaque fois dañ koy tudd di Rwanda chaque fois ñi ngi gis ne moom mi nga xam ne moom mooy njiitu réew mi ngi joxe exemple surtout ci par rapport ak propriété bi nga xam te ne ni moom moo am ci dëkkam mais ñun bu fekkee ne ay njiit nañu am yoo xamante ne nii li leen gën a intéressé mooy wàllum politique li leen gën a intéressé mooy fauteuil gu baax lu mën a toog li leen gën a intéressé moo di ne ñu jéem a li ñu xam ne amoon nañ ko ay rêve bañ nekkee xale ñu jéem ko réaliser loolu mooy indi lii parce que tey mënoo ne cleaning day suba nga ne bésub set gannaaw suba nga ne nañ leen raxas suñu buntu kër des concepts yoo xam ne non bi rek ay changé mais au finish amul benn résultat et bu amul suivi loolu su boobaa pourquoi initier cette kii boobu noonu loolu nga xam ne yaa ngi koy wax nit ñi set balaa muy am il faudrait que ñuy sensibiliser d'abord suñuy population xamal leen lan mooy njëriñu set di joxe le bon exemple mais bu fekkee tey da nga yor sa ratoog sa brouette suba nga dem toogaat sa 4x4 bu kii climatiser ko nekk ci yeneen mais loolu nan leen askan wi di setee ku jël da ngay sànni maa ngi jël exemple tey jii ni maa ngi koy wax gis nga fële na leen nga xam te ni Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.